bànneex. démarré bi. ah démarré waaw boobu dafa neex. ah yow kon. am na ku koy ree am na ku koy ree ci pet. am na ku koy ree. am na ku koy ree. ñu jëli musique tout de suite. ayca Mahou mu mel ni sax mën nañu wëyal rek. sans transition rek nañ koy defee àll bu jot rek mercredi bu jot tey nañu am mbégte dalal Pape Diouf lead vocal bu Génération Consciente judd nag si atum 1973 fii si Dakar waa ñaari tali xam nañ ko ginnaaw raay tam muy fiefam mu dëkk fa mu yaroo fa màggee fa mu doon lu am solo également tamit muy Pape Cheikh Diouf nekk plombier am métier doon def plomberie waaye itam doon football également football na navétane nekkoon nag latéral bu saf jokko bu unité 21 ñu ngi leen di jaajëfal Cheikh bi tey mon ami de Toulouse ñu koy jaajëfal. ko yàgg a marqué voilà waaw yàgg nga ko def nii quoi. voilà mi ngi doonu bokk si famille Griotte di origine delta du Sine Saloum donc xam ngeen ni vraiment Pape Diouf séeréer la macha allah donc mi ngi noonu tamit nañ ko waxee rek mi ngi débuté carrière am en 1998 mais laa tey loolu jaar na fi nga xam mooy Lemzo Jamono wax na ko léegi muy groupe bi nga xam ni wax dëgg yàlla am na lu mu def ci moom mais tamit am na lu mu fa bàyyi marqué na fa empreinte moom Pape Diouf 98 ba 2005 7 ans mu liggéey ko génne son premier album tuddee ko Partir 2013 mu def l'album jot na 2013 ba tey mu def Kas-Kas et je pense boobu live la woon live bu doy waar donc tamit on se rappelle ak single Diofior tamit 2014 mu def Rakaju album bi nga xam ni je pense que ni tamit marqué na vraiment empreinte am Pape Rakaju bi je pense que ni la sa nekk si morceau yëpp bu si nekk hit la on se rappelle donc 2018 mu génne Enjoy donc 2018 ba tey mu def elle est à moi voilà elle est à moi featuring Fally Ipupa voilà mi ngi noonu donc mi ngi noonu Fally Ipupa moom la def muy elle est à moi en 2018 ak Universal donc mi ngi noonu je pense pas ba tey mi ngi ci donc gis nañu constance bi si li muy jouer constance bi si tournée yu muy def mais tamit dafa génn single bu bees tuddee ko Bànneex muy single bu doy waar c'est vrai que ni il me dit que ni demain sax lay comme war a tourner vidéo bi dinañ si ñëw incha allah Pape constance bi macha allah ñu ngi koy rafetlu gisoon nañ la ak enfin yaa ngi ak Maxu suba teel également mu lay jàppale si lu bari sa rakk la tamit Jéeri Ngori également am na conférence de presse boo defoon si benn kii de la place aux Almadies tamit moom mu ñëwoon pour indi tamit pierre am fan nga toll si li nga xam ne tey ji moom mooy ñooñu la seq ak sa label bi nga xam déjà yow teg nga ko. waaw bon c'est une famille parce que àdduna moo toll foofu ndax lépp loo gis ci àdduna rek léegi coalition la waxtaan la àndandoo la parce que mbooloo mooy doole bon te am na yenn expérience yoo xam ne ci àdduna bu la ko yàlla may akustut nga jaar fa da ngay am esprit de partage parce que man juguma rek def suma carrière solo donc dama jaar benn groupe boo xam ne Lemzo Jamono la y avait beaucoup de chanteurs te ku ci nekk rek vedette nga woon star nga woon da nga amoon vraiment public bu inconditionnel boo xam ne da la doon suivre nga mën li ngay def nekk ci professionnel man ma jaar foofu di aw ñu jekki-jekki ku mel ni Mayga di ma woo ma koy jouer mu jox ma morceau ne ma kaay jouer ku mel ni Amad Samb ainsi de suite donc foofu environnement boobu boo fa jaaree da ngay am esprit de partage yaa ngi tudd ku baax sama rak muy Maxtaar di PDG Subatel kooku c'est mon jeune frère de luxe kooku sama rakku xol la li ko waral mooy sama xamante ak moom dafa yàgg trop boobu xalaatuñu woon ne sax un jour viendra dinañ liggéey Maxtaar man maa ko mës ne ko fegal sa bopp parce que xale la mais dafa yàgg ambitieux bëgg boppam bëgg lu baax di ma fréquenter bu ngeen fàttali ko sama vidéo bi ngay wax noonu morceau bi la neex muy démarrer Maxtaar bokk na ci clip bi ma ne ko fegal sa bopp ndax gis naa ci yow étoile boo xam ne ak ni nga bëggee passion bi nga am ci musique ëllëg kilifa nga ci doon et que ëllëg mën nañ dem sax ba nga yori suma management donc loolu vision la woon donc ma koy nuyu di ko saluer de passage mu yor ko nag yor bu rafet ànd ak xale yi ku mel ni Xaadim
ku mel ni Buur Géwél ku mel ni aussi Jibi Faye ñenn ñi sax tukki nañu waaye ñu ngi ci Njàmbe Gueye donc ñoom Abbas Badji Laay Diouf Ibra Thiam dem si yàlla na ko yàlla yërëm donc ñu nekk une famille boo xam ne même ñi ma tuddul nañ ma jéggal parce que xam naa ne émission bi dafa xat donc ñu nekk une famille collaboré nag parce que musique bi rek moom moo ñu intéressé te musique bi mooy mission bi donc ma koy nuyu de passage maam Cheikh aussi kooku suma rakk la maa ko yar usine ñaari tali mu doon ànd ak sama rakk bu ma bokkal ndey ak baay di ànd ak samay cousin doon fréquenter suñu kër seen kër aussi nekkoon këru géwél boo xam ne suñu kër ak seen kër kenn mënu leen xàmmee ndax boo ne Alaaji Maada Seck ay Chambay mère ay Chambay foofu këru ndaanaan la woon ne Njaga Binta ne Ibou Mbay papaam nekkoon aussi doon liggéeyee Malboro ngeen baal ma ci publicité bi donc vraiment moom it mu judd ci famille art kon ñooñu bu ñu demee ba nekk mag xàmmee ne pap sunu mag la mais dañuy ñëw pour vraiment apporter ko jàppale ko accompagner ko ci carrière am loolu mbégte la donc loolu laa seq ak ñoom. voilà l'international visé nga ko elle est à moi donc gis nañu ni seen vidéo bi gis affaire yi foo toll si loolu parce que gis nañu ni jàpp nga ni amatoo looy prouver fii mais am na loo mën a prouver feneen foo toll si loolu. waaw bien sûr xam nga musique moom step by step la. et que comme li ma wax c'est toute une vie. musique c'est dund la. donc loo xam ne nag dund la du jar yàkkamti mais da ngay demee ak sensation. da ngay demee aussi ak programme parce que tey elle est à moi album la nekk. album boo xamante ni Caprod ak Universal ñoom ñoo ko produire. par le biais de Makhtar. donc Makhtar moo ma présenté waa Caprod yi noonu la ñu àndandoo liggéey organiser Bercy génne aussi album bi mu nekk album boo xamante ni y a beaucoup de featuring waaw c'est pas rek parce que ak Fally Ipupa laa ci woyal woy naa ci ak ndem si yàlla si Jacob Devarieux yàlla na ko yàlla yërëm amiin yaa rabbi donc moom Covid bi moo ko yóbbi woy naa su aussi ak benn rappeur boo xamante ni bu mag bu siiw bu ñuy wax Esprit Noir ak beneen boy soninke boo xamante ni mi ngi tudd Moms actuellement tey mën naa ne genre MHD la nekk Paris mais moom sama relation ak moom suñu woy histoire la quoi parce que en fait bi mu nekkee xale di démarrer avant muy woy dama nekkoon fansam maanaam Cocorico daf ko neexoon xam nga donc waaw ginaar gi donc yàlla dogal mu dem ba nekk artiste nekk ci game bi bi ñu waree woyandoo bi ñu dajee ci studio bi c'était vraiment émouvant mu may fàttali ne ma wax dëgg yàlla dama nekkoon xale bu yàgg la bëgg lii rêve la ci man donc c'était vraiment émouvant donc ak ku mel ni aussi Ina Modia di moom it woykat bu mag di benn malienne boo xamante ni ñun ñoo defandoo Far West Africa donc voilà. Comment se porte l'album? Ça va mi ngi def son chemin mi ngi def son chemin parce que moment bi ñuy génnee album bi dafa nekkoon ci en pleine Covid et que nag dañu xaar di xaar te loolu après day kase album parce que xam nga album atmosphère la par exemple tey jamono bii nga ne ok naa def benn affaire ndax dafa am lu la inspiré mais bu loolu weesoo ba xaw a jël temps rek atmosphère boobu day weesu mais quand même l'album vraiment suit son chemin ñi ngi ciy topp ñi ngi koy liggéey bu baax a baax donc am aussi di war a dëgmal yeneen projet yoo xam ne sur le plan international la mais bu sottee rek après insha allahu rabbi di ngeen ko dégg ko dinañ ñëw si projet boobu international bi donc bànneex single bu bees donc nga jox ko les mélomanes en tout cas man mi ko déglu man personnellement j'ai apprécié bokk na si li tax sax ma ni Maxu foog Pape ñëw donc si combien de temps nga ko liggéey fan la tool bi ko génneeg léegi yan écho nga si am waaw mais sant yàlla comme d'habitude xam nga man li may faral di wax rek comme ni ko soxna si waxee sénégalais yi ñoo ma porté boo déggee ma ne sénégalais yi ñoo ma porté mooy bi ma dooree musique nekk xale ma am chance def sama benn morceau bu ñuy wax Cocorico mu génn nekk tube sénégalais yi porté ko accompagner ma subventionné ma jàppale ma
ba fu ma dem rek si àdduna bi dañuy génn su may génn télé aussi dañ may suivre. dañ may déglu. kon ñoom tey njukkal bi ma leen di ameel mooy lu ma war a génne rek na neex. naa ko togg ba mu neex. jox leen ko. donc et que vraiment temps yëpp maa ngi woon ci yeneen i projet mais dama amoon benn forte pression Pape da nga gëj a génne da nga gëj a génne. ma ne leen mais loolu mooy musique parce que li ñu liggéey bari na mais y a des moments yoo xam ne boo génnee te moment boobu baaxul. li nga liggéey. nga concentré wu ci. investir ci donc après du am suivi. loolu moo tax quoi mais comme que y avait une forte pression donc ma ne gars yi kon na leen jël benn single bànneex rek. may ko gars yi ci vacances yi le temps que vraiment après affaire yi. donc su ma la déggee mooy kon am na lu pare lu mat album wala album bu pare. mais da ngay xaar le moment opportun ëpp na album parce que man moom tout le temps suñu amee idée rek dañuy dem studio enregistrer. donc on a beaucoup de morceaux yoo xam ne c'est déjà fini. Mixé et masterisé. donc suba su ma neexoon album bi génn. mais comme que dafa am ay périodes yoo xamante ni dafa may neex ci génne album. donc on s'est dit que par exemple bu fekkoon dañuy dem le 18 Dakar Arena. album bi dina génn. bànneex bi lan loo si wax pour ñi nga xam ne déglooguñu ko. waaw maxu mbëggeel rek. waaw ñu koy commencé di challenge ci TikTok bi nag ndax ginnaaw ci weekend bi sax la gën a fës ndax yaa nga ci wax yu neex yooyu xam nga dañ ko. non il a fait exprès man Pape ba ma déggee moo sax laa xam ne foofu la jëm. moo ko tey nag yaa ko tey de. ak moo ko tey. waaw mais xam nga ren dama génne mbëggeelu tey. waaw man maa ngi naan mbëggeelu tey moom de neex na ma. waaw parce que xam nga jamono bu nekk coach. mbëggeel maanaam dafay judduwaat. te mbëggeel mooy lépp. donc te ku ne xam na ni nag wax dëgg yàlla. sunu soxna yi dañoo jonge waaw dañuy toppatoo bu baax a baax loolu moo waral ma créé bànneex andi nag mbëggeelu tey. bànneex bi est-ce que masqué woo ci bébé baas sax. est-ce que masqué woo ci bébé baas parce que Pape boo bëggee mu reex xol bi seet rek waxal moom la ko njëkk a waaye dëgg la moo koy neexal kii bébé baas kii moom ngay mais Pape dafa am ñaari live yu ma marqué si sa carrière. benn bi Kaolack la woon donc je pense que ni dégg daaj bi sax defe naa ni foofu moom la ko ñu bare album boobu ñun animateur rajo yi. bañ ko jotee je pense que am na lu ñu si def. parce que si côté qualité bi si côté macha allah rien à dire. am na tam beneen live bi nga xam ne danga ko defoon tamit Torino. je me rappelle donc voilà boobu tamit. waaw live bu ma neex voilà bare na loo si joué woon ay son Youssou Ndour. am yu bare yoo si reprendre woon. mu doon lu live bi ma neex. Pape Diouf ak live loolu leneen la. waaw loolu aussi background la. waaw métier la. donc bi ma demee ba à un certain temps je me suis dit que ni bon saturé naa. parce que live yi bëri na naa def comeback tuuti. xaar tuuti live yi après ma bloqué nag live yi quoi donc pour vraiment parce que xam nga musique moom à chaque fois rek il y a des recherches à faire il y a des recherches à faire tout le temps yaa ngi chercher yaa ngi xool xam nga donc comme tey football bi ni mu actuelé à chaque fois yaa ngi xool tu vois donc loolu moo waraloon ñu stoppé live yi mais nii mën naa ne 2 derniers mois yi am na live yoo xamante ni ñi ngi ko yore gars yi ñu ngi koy jot wax dëgg yàlla donc te saabu du fóot boppam xam naa dinañ la ci jox yow it nga déglu comme ça di nga am benn répertoire boo xam ne répertoire bu bees parce que loolu aussi da ciy am solo da ciy am solo Pape léegi nag est-ce que projet bi lan la court terme c'est quoi su fekkee am na bala ñuy dem si long terme parce que sànq yaa ngi naan am na sur suy projet yoo nekkoon mais dañ lay wax ni dañ la sonal ba nga génne bànneex bien sûr lan mooy le projet actuellement bon court terme mooy bànneex génn na ñi ngi def promotion bi déjà demain ñi ngi war a tourner vidéo bi ñi ngi aussi préparer pour xool naka la ñuy génnee album bi pour waajal Dakar Arena donc Dakar Arena du lu ndaw événement la événement national la wala mu nekk événement sax je peux dire que événement international la donc ñu ngi ci loolu même ren je me suis dit que ni du ma dem tournée européenne du ma dem tournée américaine donc damay toog Sénégal concentré wu mais bien sûr parce que 2019 ba 2021 Covid bi la donc loolu moo waral ren ñu ne
vraiment 2022 on va pas bouger on va rester ici chez nous liggéey vraiment jox fan si seen wàll parce que jamono at yi ci ginnaaw li ñu génn sur le plan international dafa bari trop donc projet yaa ngi noonu vraiment en grosso modo am na yoo xam ne nag bon c'est des projets surprises xam naa ni du man ñu koy wax donc man léeg-léeg sama liggéey dama ciy soxla di ci taamu lool ay surprise nga xamante ni bu génnee rek day nekk loo xam ne surprise lay doon quoi coach da nga am loo waaw c'est que man dafa am loo xam ne dama ko seetlu ci vie am bëggoon na ci laaj foofu dégg nga moom mooy lan la sa staff la wala yow mentalement yow la parce que xam nga dans la vie ñëpp dañu am des hauts et des bas ñëpp ko am bien sûr mais man damay gis Pape Diouf dégg nga lu affaire yi critique Pape Diouf est toujours au top mais lan moo nekk ci est-ce que maanaam du bébé baas sa soxna wala yow la wala mais c'est que man je me pose cette question deux fois xam nga même benn jour sax bëggoon naa la woo téléphone wala laaj la ka parce que je me demande c'est quoi dégg nga wala lan mooy def sa force yow waaw man sama force li ko def mën naa ni ginnaaw yàlla passion la parce que boo nekkee ci dara nga bëgg ko en fait loolu rek ngay gis. waaw doo gisal dara muy benn ñaareel ba aussi lu nit di def ci àdduna il faut pas avoir peur nit boo waree ragal kenn mooy yàlla. parce que moom moo ñu sàkk. donc li ngay def it comme que da nga bàyyi lépp taamu loolu. sax ci def ci fulla ak fayda. donc man coach ñetti point yooyu peut-être def na sama force mais li ko ëmb mooy force ba nga xamante ni c'est général parce que benn lam rek du yëngu. Pape Diouf am na ay kilifa yoo xam ne ñu ngi nekk ci ginnaawam di ko surveiller di ko observer. toppewuñ ko tout mais dañ ko jël def ko comme doom bu nu jur. Pape am na ay rakk yoo xam ne ñoom it dañuy ànd ak moom gis nañ ne man seen mag laa waaye buñ ma waree wax dëgg dañ may wax dëgg su ma waree jàddu ñu ne ma ah non grand désolé du fii de fii la. ak aussi expérience bi nga xam ne nag quand même coach am naa ko ci sama métier. parce que 95. ba 2022. waaw ay fan yu ndaw la. et que saa su nekk rek dina am loo xam ne da nga ko ciy tiré. am na solo ak bébé Bass bébé nag mooy dernier point bi. parce que nee nañu. chaque grand homme. waaw y a une grande dame derrière. sama nani bébé Bass sama waay la. sa xarit la sama xarit la. macha allah nit ku baax la. mais kontaan je pense que tamit Diofior tamit am na lu mu def si yow. dëgg la dellu am na foo benn instant dafa mel sax da nga def ressource. waaw da nga delluwaat si. man moo sama moom ci. voilà donc si say mbokk. si sa fief. muy Sine Saloum. donc mu doon lu am solo. Pape ñu ngi lay jaajëfal su fekkee ni am na luñ la laajul loo bëgg communiquer. mais bëggoon naa avant ñoo tënk foofu mu wax ma rek actuellement soo déggee langue politique bi li fi xew yëpp. que ça soit du côté du pouvoir wala de l'opposition ak xew-xew yi nga xamante ne ci la ñu jëm di élection législative bi ak rassemblement bi nga xam ne tey moom la ñu woote. te mu jóge ñu autoriser ko lan la lay def ak lan ngay wax tey askanu Sénégal surtout jeunesse bi. jeunesse bi li ma leen di wax rek mooy ñaan jàmm. ndax réew mi ñun ñoo ko moom. te ëllëg sunuy doom. ak sunuy sët ñoo ko war a yore. sànq maa ngi déglu coach. jàmm ci la lépp xaj. jàmm nag ça veut tout dire. côté bu nekk rek dafa war a am jàmm. élection yi ñu war a jëm yàlla nañ ci jëm dem si ci jàmm ak salaam. marche bi nga xam ne aussi am na tey. yàlla na doon marche boo xamante ni lépp day dem ci day nekk ci jàmm. ndax Sénégal jàmm rek moom moo ko jig. donc man loolu laa ciy tontu. d'accord voilà. Mahou. voilà merci Pape di la jaajëfal le mot de la fin ça sera quoi. waaw le mot de la fin rek mooy li nga ma fi nga mujjee sànq. muy sama mbokku séeréer yi. nga xam ne Diofior moom dama def retour au bercail. ndax nag nit ku nekk sa askan nga am donc loolu moo waraloon ma ne cosaan nag dafa am solo. ma dem nag ressourcé wu fa. mu nekkoon tube boo xamante ni waxuma la sax séeréer yi. mais suñu kal yi joolaa yeeg. xaalpulaar yeeg
soose yeeg ñëpp a ko bëgg. donc vraiment ma leen di wax ne nag nañu préparer ndax lébu yi. maa ngi ñëw ci ñoom.